Mesdames et messieurs, bonsoir mbokk yi ñu ngi leen di nuyu mais Mame Goor fan la ñu nekk fii Mame Goor. waaw yaa ngi studio Mara Star. waaw muy sunu benn rakk boo xam ni c'est un artiste musicien. bu nekk Japon. yàlla dogal ni comme ci musique lay liggéey mu investir studio bi. fii laa defee suma album bu bees. et puis artistes yu bëri fi mu toll nii. fii la ñuy enregistré. fii album bi nga fii def mooy ñaata album bi. boo xoolee ci sama ay album. bii mooy suma ay 14e album. 14 Mame Goor boo xam ni war na génn incha allah. mais Mame Goor war nga def 25 ans de carrière. waaw def naa 20 ans de carrière. 20 ans. waaw 20 ans de carrière. carrière en solo c'est-à-dire en tant que waykat chanteur. voilà mais def naa ay benn 7 ans de management. de management. bi may ñëw dafa am benn nit bu dégg nii dama lay jël mu ni ma musul dégg sa sant. pour moom Diazaka nga sant. waaw loolu nag lu doy waar la parce que Sénégal ñu bëri xamuñu nan laa sant man Mbuub laa sant maa ngi tudd Mame Goor Mbuub ñun boo ñuy way da ngay wax Madu Kumba Géej Saafal Géej ma Njalben Géej di nga dégg Sénégalais yëpp di ko way man foofu laa bokk maa ngi dëkk Jaaj ak Sugeer. Jaaj ak Sugeer waaw kon da ngeen ñëw Tëngéej. waaw ñun fa la ñuy jógee sunu maam yi fa la ñu jógee mais man Tëngéej laa juddoo samay mag ak sunu famille yëpp. mais lan moo leen indi woon Tëngéej sa papa moo doon fonctionnaire lan la dellul un peu ci. bon ci ginnaaw un peu sama magu papa. ku ñu doon wax Cheikh Samsidine di nga ko dégg Cheikh Samsu Mbuub moo am juma bi foofu ci Tëngéej Fass. moo fa nekkoon. man nag sama papa kër maam Seera Fall la juddoo Njaareem. sama papa dafa nekkoon ci cadre yi nga xam ni ci ñi njëkk a liggéey ci jumaay Touba. 16 personnes yi njëkk a liggéey ci jumaa ji 1940 man sama papa ci la bokk mooy 16 personnes yi jóge woon kër maam Seera Fall dem liggéey ci jumaa ji parce que bi ñuy defar. sa wayjuru góor sama wayjuru góor bi ñuy tabax jumaa ji kër jëwrinu Serigne Touba yi mooy cheikh yi mu seexaloon ay Cheikh Issa Dieng maam Seera Fall ku nekk. dafa am ñoo xam ne dañuy jóge sa kër dem liggéey ci jumaa ji man nag sama papa bi mu juddoo sama papa papaam. la maam Seera Fall gisoon mu toppi maam Seera Fall. bi mu demee ba war a mat a am soxna su may nopp. ñu may ko fa soxna. mu am ci benn doom bi muy am ñaari bëñ ci suuf. papaam gaañu. sam papa bi mu juddoo Serigne Modou Moussa Fall taawu maam Seera Fall moo ko leewu. tuddee ko Chérif Assane Fall rakam ba pare yar ko. fi mu nekk nii ki fi nekk xalif général des Baye Fall muy Serigne Cheikh Jëmb. moog sum papa ñoo yarandoo ci ay daara ak ñoom sëñ Abdourahim Fall magandoo nii. léegi nag sëñ Cheikh Jëmb bii nga gis mu nekk xalif général des Baye Fall mu nekkoon sama jëwriñu papa ci liggéeyu jumaa ji xam nga ñu bëri dinañ gis seen Cheikh Jëmb mu nekk xalifa Cheikh Ibra ñu bëri duñu xam ñooñu seen histoire mais seen Cheikh Jëmb mi bokk na ci moo jiite woon contingent bi jóge woon kër Seera Fall dem liggéey ci jumaa ji biñ koy fondement ci 16 personnes yooyu man sama papa ci la bokk mooy Chérif Assane Mbuub boo demee Daaray Kaamil boo fa demee njëkk a liggéey ci jumaa ji seen tur dañ ko bind boo demee boo ko compté moom moo nekk 11e personne moo nekk 11e personne voilà lan moo ko permettre woon laxasaayu bu ëpp waaw non parce que dafa juddoo kër maam Seera Fall yaroo fa xam nga sama papa mu ngi judd 1927 ok ci la judd 1927 am na lu muy signifié waaw ci la Serigne Touba làqu ok 1927 la juddoo kër maam Seera Fall ñu yaroo ko fa mu màgg nag bokk ci murid yi njëkk a liggéey ci jumaa ji ok léegi nag magam moo nekkoon Tëngéej di sam papa Samsu léegi nag moom bi mu demee ba jàng alxuraan ba liggéey ci jumaa bi wàcc daara ba lépp pare comme ay mbokkam fii lañ nekk te papam gaañu na yaayam gaañu mu ñëw fekk si ay magam Tëngéej ndax man sama papaay papa bi mu gaañoo dañoo jël sama yaayu papa may ko Serigne Modou Diop borom dalal jàmm Seera Fall la ko seexal mu am ci Cuuno Diop ak Jee Diop Cuuno Diop moo nekkoon aaw Serigne Cheikh Fall Baye góor tey ji bu fekkoon ni doom bi mu amoon ak moom mu ngi dund tey sama cousin lay nekk xalifa day nekk xalifa comme sëñ Cheikh Ndigal ni mu nekkee xalifa sëñ Cheikh Fall Baye góor voilà may profité nag ci occasion bi di nuyu Serigne Cheikh Ndigal Fall di ziare képp koo xam ni sama mbokku taalibe nga donc ñun dañu am histoire sama papa nag fële bi mu demee ba pare ci daara ak yëpp xam nga Serigne bi da lay yeewi waaw ñu yeewi ko nag ñëw fekk si ay magam Tëngéej est-ce que comprendre la dëgg la bi mu ñëwee nag xam nga ci la am soxna muy sama wayjur bu jigéen xam nga ñu juddoo nag yaroo màggee loolu moo ñu indi Tëngéej mais dama lay faral di dégg wax ni man géwél laa mais du ma ñaan j'ai pas compris waaw non c'est que géwél bu ñuy wax géwél xam nga géwél mooy noble
xam nga tey jii ñu bëri dañuy dégg géwal ak géer da ngay gis fii tey jii benn bambara ak benn Pël Fuuta bu jógee Guinée waxuma ko nag pour di parce que bëgg kenn gise ko bien sûr waxtaan la voilà parce que fii nit yi da ngay wax ñu wëlbati say wax mais dama bëgg a wax nii da ngay gis benn bambara bu jógee fële ak benn jógee Mali kii jógee Tamba ñu daje sëy ñu ne ñoom ay géer lañ mais boo xoolee ci xeetu géwal dëgg la ay juróom-ñaari maam ñooy sëy da ngay ay mbokk ñu leen di wooyee ay bete bete man tey suma papa suma ndijaay la sama yaay suma bàjjen la bete bete nga voilà est-ce que xam nga ni bete nga waaw moom laa la bëgg a wax donc ñun dañu am deret boo xam ne dafa riche dégg nga nag loolu moo tax da ngay xool maam góor soo ko xoolee ba ci juróom-ñaari maamam ñëpp a bokk deret dafay am descendance loolu la ñuy wax descendance est-ce que comprendre la léegi nag deret boobu day noble mais yow mais doon géwal waaw géwal soo ko nekkee da nga war a am fulla da nga war a am fayda da nga war a nangu liggéey parce que géwal ñu bëri dañ ko tey ji boo xoolee léegi géwal yi ñooy may géer yi fii jamono bi ñu toll man non loolu nga yaakaar non man fii man bokk man maam góor géer yu bëri dama leen di may dëgg la man maam góor man am naa mën naa ko wax télé quoi parce que damay maye est-ce que comprendre la donc loolu la doon géwal taxul nga mën a ñaan mais doon géwal warul tax nga ñàkk fayda nit da ngay am personnalité xam li nga bëgg mais nag terewul tamit ngay bañ li nga doon parce que li nga doon soo ko bañee dafa fekk nga gën ci ñaaw donc nag normalement soo doonee dara da nga ko war a nangu am ci fierté nga assumer ko mais am ci fierté taxul tamit nga yor mbattu di ñaanaatu ok Mame Goor sa vie artistique dafa bari contradiction dafa bari loo xamee ni daanaka contradiction rek laa ko mën a tuddee géwél gi nga doon ci ay percu ay xiin ci ay ndënd ki sabar lañ leen xam mais sa début carrière da nga dem defi leneen loo xamee ni boo yee sa maamu géwél du gëm ni yaa ngi ci loolu muy rap ci loolu nga commencé waaw contradiction yooyu lan moo ko indi ci sa dund xam nga musique amul frontière gis nga même américains yi nga gis ñi rap nii fii lañ jóge Afrique amaana seen i maam ay géwal lañu woon est-ce que comprendre parce que way dafay nekk seen deret donc da ngay gis ci morceau rap nit di ci way loo xam ni wayu graaw lay nekk wayu yéeme lay nekk donc ça veut dire que xam nga ñooñu deretu way dafay nekk ci ñoom ok est-ce que comprendre la mais terewul way dëggantaan suñ ko dee wax léegi nag géeri ñaa ngi way parce que mais xam nga yow bi ngay feeñoo ci mbalax feeñoo ci sabar mais ci groupe de rap nga feeñ ci groupe de rap Bamba Ji Fall ok ci laa feeñ parce que dama doon way ci groupe bi ba pare di manager groupe bi dama doon def refrain yu bëri maa ko doon def ak ñoom mais du ma feeñ ci kaw damay nekk underground ci suuf bu ñu nekkee en tout cas seen succès bi moom wayuloo ci moom voilà non morceau succès bi tax nit ñi xam leen waaw Bamba Ji Fall morceau boobu waaw sa baat dégguma non xam nga musique du lit yi rek dafay am ay chœur xam nga yow tey ji mun nañ nekk studio ma jox la ay refrain nga way ko ma bokk ci chœur yi parce que yow yaa war a feeñ mais bi ñu demee ba toll ci war a feeñ yàlla feeñal nañu bi ma defee sama premier album tey bu doon am disque d'or Jazaka tey yaa ko wax bi ñuy démarrer émission bi nee nga ma Sénégal ñu bëri xamuñu noo sant ndax Jazaka tey jii bi muy génn en 2000 tey jii bu fekkoon Sénégal day am disque d'or dañ koy am parce que presque jaay nañ ci plus de 100 000 exemplaires Talla Diagne ko doon jaay dafa doxoon quoi boobu pirate amul nii est-ce que parce que man Jazaka dafa génn rek ma commencé jënd ay oto commencé régler sama problème te période boobu dama doon xoslu mais bi mu génnee rek yàlla daf ma jàppale quoi parce que lu nekk am na déclic déclic boobu nag ci Jazaka la jógee yàlla dogal tamit carrière bi ma respecté ko depuis boobu ba léegi mais ànd ak say frère ñu dooni star nga leen di gis nit ñi di leen aduler koñ bu ñu dugg ñu joxañ leen ni ñii la loolu moo tax nga doon artiste wala parce que da nga leen doon manager mais dafa mel na ni da nga bëggoon après nekk ci kanam parce que loolu moo prouvé wu tey que manager qui est devenu waaw léegi nag dama lay wax dara xam nga tey jii Bamba Ji Fall boo xoolee ñi ci nekkoon di way dama am rak moo tax man la say rak baay bu ci nekk moo tax man la say rak sunu kër la juddoo benn ñaareel ba yàlla dogal na jamono yooyu man am naa moyen pour dimbali parce que dama yoroon magasin di liggéey di ci jàpp mais benn moment man xam naa ni am na lu nekk ci man parce que man ba ma nekkee xale ba léegi dama mën a way man dama mën a way maa ngi fàttaliku benn maire ndéem si yàlla maire Issa Diagne ñoo bokkoon koñ dendee maire bi su masaan bugg a kontaan daf may woo ma ñëw këram mu may ma juróomi dërëm ni ma wayal ma may way ay wayu ñoom Njaga Mbay ay laay mbub
bàyyi leen dem ci bureau yi di ñaanaatu waxtu liggéey nuróol ak di caaxaan. ma nekk xale di ko woyantoo ay laay xam nga laay mbuub du fi mënoon woy. dafa mën a woy boo xoolee woykat yëpp ci lañ jaar ci moom. donc loolu nekkoon ci man la bi ma demee nag Bamba Ji Fall ñu ànd di liggéey rupture am. ma ni pourquoi pas li nekk ci man di nelaw ma yee ko. yàlla dogal ma def suma premier album Jazaaka dama ko def mu génn def bomb. Sénégal yëpp. xam kan mooy Maam Góor. parce que boobu xam nga yoon dafa bett nit ñi ba pare tamit nit ñi. dafa leen bett ci man le fait que ñu jékki-jékki ñu ni manager Bamba Ji Fall bi moo génne album. affaire bi génn nag def tole. mais facilité boobu lan moo ko def. non parce que man fi ma bokk. da nga xamoon yoon wi quoi. xam naa yoon bi cantine B224. xam naa yoon bi xam naa les animateurs xam naa ñi nga xam ni. mais tamit même tey ji produit. soo ko defee. boo xamoon papu animateur yëpp. te musicalement toogul wala neexul. gars yi duñ la déglu. dëgg la est-ce que comprendre la. dëgg la donc dafa nekk loo xam ne man dama ñëw. loo xam ni boo xoolee ñun bi ñu nekkee booy. bu ñu masaan gis ay Baay Faal yu tëgg dañ leen di topp. temps xale. moom laa jël dama jël lay xiin laa. moom laa jël boole koog ay instruments modernes. dama jël xiin yi parce que loolu mun naa wax ni maa ko fi njëkk a def ah. waaw maa ko fi njëkk a def. maa njëkk a jël ay xiinu Baay Faal carrément. boole koog ay clavier ak ay guitare. mu génn rek toj dëkk bi. est-ce que comprendre la. ok voilà. léegi nag léegi ñëpp a koy def. musiciens yu mag yëpp a koy def. voilà donc tey jii da ngay gis sax yeneen boo yu bees yu fële yoo xam ne ñëw taxaw ni je suis le Baye Fall de la musique sénégalaise. te loolu si Maam Góor la. jóge mais man fierté lay doon ci man dama ci kontaan. te fële sa tur jóge également. parce que man dama juddu ci kër goo xam ne këru murit la këru Baye Fall la ma nekk Baye Fall laxasaay nekk kër sëñ Modou Mbenda. ay at ba ñëw Dakar ba ñibbisiwaat. comprendre la juddoo Tëngéej dem Daara ñëw donc su ma gisee tey ji ma développé benn affaire ñu dem ba musiciens yi ndaw yi xale yeeg. mais est-ce que bi nga koy développé amuloo ci benn problème nit ñi critiqué wuñu la ci. Baye Fall yi man kenn mënu ma critiqué. mais lu tax may parce que non xam nga tax kenn mënu ma critiqué. yoon wi kenn dama ci gënul bokk parce que. non dama lay laaj est-ce que mës nga ci am ay critique ne waroo def lii parce que lii musique spirituelle la waruñu ko booleeg musique moderne buy dugg ci boîte de nuit. non parce que donc loolu laa lay laaj. waaw moom laa lay expliqué dama ni. xam nga la moo bon. waaw tey jii gis nañ sax ay waykat yu jël ayatul kursi yu way ko est-ce que comprendre la. mais ñun dañu dul jël ay alxuraan ak yooyu. mais am nañ droit ay wolofal yu ñu way Sëñ Tuubaa ñu way ko. ndax amoon nga ci critique. mos nga ci dégg non mosuma ci dégg benn critique xanaa mbégte. ak contentement. tey jii maa ngi def album bu bees nii di ko génne incha allah semaine bii di ñëw. ma way ci sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Axlaa. nga xam ni Makarimal Axlaa mooy jikko yu rafet yi. bi ma demee daf ne ma tegal son bi. moom ci boppam. ma teg son bi. fekk kër gi y avait plus de mën naa ni 1000 personnes. ñu toog li ma la wax y a 3 semaines. ñu teg son bi. bi ñu tegee son bi di dem ba ma toll fi may woye naan dañu Baay Faal si karo sey ndamal Baay Faal ndigale Makarimal Axlaa donay galas baay ben nan dem sare laajte nanano dunu daay dunu daw baay sona men baara manu yee nan dem sare laajte nanano Cheikh Abdou Karim Mbacke Cheikh Mourid Mbaye Baye Fall be dunu daay dunu daw Cheikh Abdou Karim Mbacké monu yéeme Cheikh Fallo yow mooy bàyyi soxna may la sangu Cheikh Khadim Ndaw jëwrin Makarimal Axlaa nanu ndigal Cheikh Abdou Karim Mbacke mooy galaso
sangu soxna Faatu Bintu Buy la ilaha illallah may galas Mbàkke yaa nu yee dunu daay dunu daw Cheikh Abdou Karim Mbàkke moo nu yee mooy borom ndindi di def di dindi kuréel mu gindi min moo nu yee xaadim mu Alaaji Jalaay bëgg a wey borom Bambey soppey Baay Karim lay lay la la lay lay la la mooy borom ndindi di def di dindi kuréel mu gindi Basiiru Sey la sëñ bi sigi xool jëwriñam bi ni ko maase na de xam nga maase na sama mooy neex na mooy neex na. bi mu waxee maase na affaire yi après sëñ bi ni ma yaakaar naa ni booy buñ ma mës a way rek bii moo ko daax moom sëñ bi. sëñ bi ci boppam wax ma loolu ba pare këram yaa ay 3 mois 4 mois ci ginnaaw dafa tere woon ku fa filmer ku fay ñëw di filmer ak ay portable dëgg la ay yëpp parce que ak yi xew léegi ci parce que internet dafa am lu fa xewoon waaw. ak ci internet beeg yooyu mu ni ma ndax am nga loo filmer ma ne ko déedéet mu ne wutal leen lu ñu filmer nga filmer photo nga def ko ci sa clip ba pare wax jëwrinam mu wax waa nangu ndigal yëpp ñu bokk ci clip bi ça veut dire que ni kon man am naa ci ndigal kon maase na. est-ce que kon maase na maase na voilà maase na. donc nag mooy looy def rek da ngay fexe ba am ci Alors, ndigal mais profité nag ci waaw. occasion bi di ñaanal sëñ Abdou Karim yàlla yokk fanam Amiin, yokk amiin, wéram amiin. xam nga ndax sagu murid yëpp la Amin alors daf may permettre me rebondir un peu ci lu mës a jaaxal askan wi yow ak maanaam jazaaka bi armée bi di way kan moo ci njëkk a way loolu non ci ñoom ci yow lañ ko jëlee wala yow ci ñoom nga ko jëlee non ñoom ci man lañ ko jëlee man maa ko njëkk a way parce que jazaaka moom Serigne Touba parce que même 4 avril da ngay gis gars yi reprendre sa morceau dama ni lu Michael Jackson amul Amérique yow Johnny Hallyday amu ko France yow fi Youssou Ndour amu ko Sénégal man maa ko am maa njëkk a def morceau armée nationale di ko reprendre jour fête de l'indépendance jour bi Sénégal moomee boppam c'est que da ngay gis lu nekk non non Mame Gor non non Ouais. gis nga Sénégal jàmbaar bu Pape Djibi Ba vers les années 70 jëm kaw Sénégal lu mu mës a xewle même président Senghor c'est 70 ans dañ ko tëggal waaw d'accord loolu li nga wax ni bañalu ma la ko de waaw. dama ni loolu mun na nekk waaw. mais xam nga siwul woon jazaaka laa woy armée bi reprendre ko Sénégal yi yëpp Ablaye Mbaye Peex bi nga xam ni tey may profiter occasion di ko nuyu jour boobu dafa yuuxu parce que bokkul ak ay Sénégal jàmbaar Serigne Touba moo ni jazaaka yaa xillu Ibrahima mawlaaka xayral jazaa mu naa daarayka awlaaka Dégg naa waxi dégg. Serigne Touba moo rëy bokkul ak waxi nit ñi Serigne Touba dafa amoon àllarba boo xam ni ku nekk ci daara ji bu àllarba jotee mooy sa fête comme dimanche ni ñu koy waxee tey dëgg la mu xëy suba teel ci ay ndongam mu am ci ku tudd Cheikh Ibrahima Sarr Jazaaka mu jox ko mission kooku dem dox ko mu tagg ko moo tax ci biir way wi ñu naan Mam Bamba ñëw na ba dem yàlla ak yonent bi la way ñetteel ba Cheikh Ibra Sarr mu ne xam nga mu gërëm ko nag ni ko Jazaaka yaa xillu Ibrahima Mawlaaka xayral jazaa mu naa daareka waxi sëñ Tuubaa moo rëy moo tax mënul bokk ak ay Sénégal jàmbaar ak yooyu dëgg la duñu dëgg benn la mënuñu bokk est-ce que comprendre mënuñu bokk moo tax Jazaaka mais bi ko armée armée bi- bi reprendre waaw mu def buum képp kuy taalibe keroog bi ko armée bi njëkkee reprendre ndeysaan sa xol dafa tooy dëgg la ndax waxi sëñ Bamba la te li koy confirmer mooy Masaalikul Jinaan bërki dem ku la waxoon ni la Ablaye Wade ak Macky Sall dinañ joxante loxo nga xam ni sëñ ci bi jamono fort. yi nii te Ablaye Wade nekk na mag te lu ne mën na xew fee xam nga kenn Dëgg la, xamul dëgg te la, mag la dëgg la est-ce que comprendre la dëgg la te Ablaye Wade lépp lu ko mën a arrivé ci àddina Macky Sall moo war a taxaw Ndeysaan. parce que mooy doomam dëgg la est-ce que comprendre la te Serigne Touba sëñ Mountakha dafa wane ni mooy sëñ Touba lu ñaaw du fi am am na sénégalais yoo dafa am ñoo xam ni dañu seen xol waaw. mooy loolu Dafa am ñoo mais xam da ni- ngay paas rek dafa am ñoo xam ne dañu bëgg lu ñaaw waaw duñ ci est-ce que jeex comprendre la léegi nag bi ñu yàlla dimbalee ba indil ñu Serigne Mountakha jox ñu Masaalikul Jinaan dëgg la ñu war ko intégré Ablaye Wade tamit doon koo xam ni ak taalibeem tey jii murit yëpp war nañ mën a nangu ni Ablaye Wade taalibe Sëñ Tuubaa la ndeysaan ndax terrain bi ñu ko dee wut bokk na ci ñu ko yombal bi ko sëriñ bi toogee ni ko kii dama bëgg nga déggoog moom dafa jox Macky Sall loxo kon Ablaye Wade dañ koy ñaanal yàlla yokk fanam wéral ko dafa am loo xam ni buy ñëw gars yi dañ koy waxtaane di ko fowee dëgg la fekk loolu mooy raayit bi te li koy confirmer mooy Serigne Mountakha
alors rappeler auditeurs téléspectateurs yi ba tey ñu ngi ak Mame Gor bu changé tamit ci 10 ans yi turam parce que le milliardaire la doon wooyee boppam mais dafa màgg léegi donc il a compris que ni da nga comprendre que ni loolu waxu xale la woon quoi. milliardaire non c'est xam nga des fois bi ñu nekkee ci milieu musique bi doon ay jeunes. waaw xam nga ak xam nga rek. ku nekk da ngay indi benn slogan. waaw xam nga affaire yooyu tooñante non man je suis milliardaire. yàlla may dimbali. mais nag xam nga c'est waxu kaf rek lay nekk. je sais parce que yaakaar naa ni. mais waxatoo ko quoi vraiment nit ñi. non parce que nit ñi fi mu toll nii ku am teraanga nit ñi xam nañ ko ku ko ñàkk gars yi xam nañ ko. dëgg la mën ngay woowee sa bopp milliardaire fekk amoo milliard. dëgg la ngay woowee sa bopp millionnaire fekk amuloo ko. mais bu la gars yi xoolee. nit ki moom. soo ko xoolee muy dox rek. di nga xam ndax xam nga nañ ñaan yàlla rek mu may ñu sutura. mais milliards yooyu boo ko amoon Tëngéej lan ngay njëkk a defaraat. non Tëngéej moom assainissement bi. ñun moom mooy suñu problème. loolu tax nga bëgg a nekk maire occasion bi nii. di wax le président de la République c'est bien que acte 3 de la décentralisation c'est bien xalaat bi baax na mais ñun Tëngéej daf ñu rey parce que dañ ci fal ay maire yoo xam ni maire bu nekk dafay bëgg am recette ci maire am dëgg la léegi dañuy tabax ba tabax fu ñu warul tabax parce que boo xoolee ñun Tëngéej lañ dëkk Tëngéej boo xoolee portugais yi ñoo ko découvrir doon ko woowee Rio Fresco mais bi colonisation bi ñëwee français yi ñëw jël ci la ñu jël affaire bi Rio Fresco boo xoolee dafa jege Rufisque tubaab bi français yi def Rufisque ñu def fa benn canal boo xam ni fa jógee ci fin wu Tëngéej ñëw dem géej nga xam ne ndox bi jógee Bambilor Diamniadio Sébikotane yooyu yëpp ndox bi jógee foofu yëpp ci biir canal boobu lay jaar bu tawee xam nga dem parce que Tëngéej dafa am assainissement li tax nag tey jii ñu ñuy inondé dafa am ñoo xam ne dañ leen fal ñu dem wut seen maçon parce que bëgg nañu recette ñëw tëj canal bi tabax ay cantine ci kaw te ñi ñu ko jaay jëkk ñu Tëngéej looloo tax nga bëgg a nekk maire xam la parce que ñi ñu ko jaay mbalit bi bu ñu jaayee ba ngoon looloo tax nga bëgg a nekk mais dama bëgg benn affaire bu leer dama bëgg li may wax non xam nga sa programme ngay non waxuma sama programme nekkaguñu ci campagne non nekkuma ci campagne ci campagne nga nekk mais non nga yow xam nga waa Tëngéej dañuy seetaan RTS d'accord ñu ngi seetaan mais là par exemple maire boobu tamit amul occasion wu toog fii pour waxtaan ak man defuñu émission politique mais est-ce que loolu moo tax nga bëgg a jël mairie bi waaw anarchie bi am Rufisque man moom moo tax may ñafe pauvreté bi nga xam ne am na fa moo tax may ñafe pour Rufisque relation yi nga xam ne yàlla may na ma ko à travers le monde parce que man j'ai des amis présidents non da nga naan président bi fi nekk suma xarit la mais loolu moo tax nga bëgg a jël mais am na yeneen président africain yoo xam ne suma ay xarit lañu George Weah suma xarit la IBK suma xarit la am naa ay président est-ce que xam nañu ni tu as des ambitions man je suis le candidat potentiel de la ville de Rufisque fi mu toll nii parce que man li tax ma jóg pour nekk maire wutuma maire parce que dama soxla xaalis wutuma maire parce que dama bëgg tur yàlla may na ma ko dëgg la xam la bu dee tamit xaalis yàlla tamit tabarkàlla am naa dépense bu may jox sama njaboot xam la parce que li nit di doyee xaalis mooy am kër ak ay oto te tabarkàlla yooyu ñun jooyuñu ko yàlla dimbali nañ ci donc kon li ñu bëgg mooy ñun dañu juddoo ci dëkk war a marqué dëkk boobu mooy relation yi ñu yàlla may mais artistiquement te politiquement marqué woon nga dëkk bi waaw non marqué nañ ko dañ ko mas a marqué mais politiquement boo xoolee politiciens yi du ma wax ni ñoo yàq Tëngéej mais dafa am lu bëri loo xam ne dafa yàqu Tëngéej loo xam ni Tëngéej dañu doyal ci di jàppale ay politiciens parce que tey jii politique yu bëri dañ naan sama base yi nga dégg politiciens di ko wax sama base xam nga sama base mooy lan mooy client sama base mooy clientèle politique dañu jàppe nit yi mu ngi mel ni borom boutique bu yor fii boutique am meew am suukar am café ñoom nit ñi ñooy seen marchandise parce que marchandise boobu la ñuy wan président bi pour nekk député pour ñu fal leen pour nekk ay DG pour nekk bu ñu faloo ba pare dugg seen 4x4 yéegal seen climatiseur romb gaay man tey jii Tëngéej la am en tant que artiste dama yëg ni Tëngéej am na ay problème ci yenn infrastructure yu mag yu fa nekk lu mel ni ay lycée Ablaye Sadji nga xam ni dafa màgg ci Rufisque mel ni jardin public comme étudiants yi nga xam ne dañuy soxla ay bourse daaw may naa bourse valeur 10 millions ren dinaa may bourse valeur 20 millions est-ce que comprendre la ay xale yoo xam ne da nga leen di may bourse ñu dem jàng est-ce que comprendre la donc te loolu yëpp du alal bu ma am ay relation moo ma ko may yoo xam ne damay dem exploiter ko ñu jox ma ko mais ma indi ko pour ma ville loolu la nit ki boo juddoo ci dëkk bul xool lu la dëkk bi defal mais yow li nga defal dëkk bi nga war a xool li nga mën a defal dëkk bi loolu nag moo tax ma jóg
Rufisquois la comme tout le monde fa laa juddoo fa laa yaroo. donc nag am naa droit taxaw laaj mairie bi. loolu ma tax ma koy laaj. Mame Goor lan mooy sa relation avec Youssou Ndour. parce que gis naa sa anniversaire ñëwoon na fa. am na benn son def naa boo xam da ngeen ko partagé yow ak moom. xam naa nañ ko déglu sax suñu ko occasion bi maye. yàlla mooy ki ko nangu ndogal mi waaye ndogal mi yàlla mooy ki ko amee. lan mooy sa relation ak Youssou Ndour et gis naa même des fois da ngay nekk son avocat. bërki dem rek bi muy def anniversaire woo na ma ñu waxtaan parce que dama ko félicité bind ko message mu tontu mu woo ma suma grand la te li tax ma ni suma grand la et je le réclame ma ni Youssou Ndour suma xarit la parce que dama bëgg succès parce que man fu ma bëgg a dem ci àddina mën naa fa demal sama bopp mayu ma 10 francs mais sagu Sénégal la sagu musique sénégalaise la c'est quelqu'un boo xam ni tey ji képp kuy jeune doon africain Youssou Ndour war na mën a nekk exemple ci yow parce que il est parti de rien pour être ce que li mu nekk tey jii bokk ci les 100 personnes les plus influentes dans le monde te bi muy départ papam da ko doon tere way kon jeunesse bi laay waxal Youssou Ndour mooy royukaay bu baax bi parce que sàccul fenul jël yëfi jàmbur ci métier microm la démarré ba nekk ministre de la République man j'apprécie Youssou Ndour. et pourtant Thione Seck t'apprécie beaucoup. sama grand la ndaanaan la ku mën a way la ku mën lu muy def la j'ai beaucoup de respect pour lui comprendre la ni ma apprécier noonu laa ko apprécier moom tamit xam nga tey ragal pété dafay xañ a wërsëg Youssou Ndour mooy suma xarit mais Thione suma grand la suma xarit la et j'ai beaucoup de respect pour lui et pourtant Ismaïla Lo ñoo dëkk Tëngéej référence la suma xarit la Omar Pène noonu laa ko bëggee suma xarit la suma mbokk la kenn du ci sama noonu mais nag tey ci loo gis dafay am exception Youssou Ndour c'est l'exception. mais dama lay expliquer benn affaire. da nga am doom buy way bu tudd Talla. waaw daf lay sànni benn affaire boo xamee ni peut-être da ngay comprendre taxaw wala comprendre loo surtout bu demee ba jaxasoo ak Wally Seck. c'est un message très fort boo xamee ni. Sénégalais yi duñ lay xool wax ni ton fils daf la koy sànni. waaw non xam nga man damay am fierté. xam nga li may wax. non dama lay moo yow laay tontu damay am fierté may def benn affaire dem ba suma doom di ko def nit ñu bëri peut-être jàpp ni. diggante bi neexul. moom mu nekk ci di ci dox lu baax. dëgg la man awma problème ak Thione Seck j'ai pas de problème ak Wally peut-être seeni fans. mun naa am ak ñoom problème ak say déclaration. waaw non samay déclaration xam la la. parce que dëgg la ku dëgg di déranger doo déglu Mame Goor mosuma wax ni Wally mënta way mosuma koo wax mosuma koo wax lu ñaaw des fois damay wax ci samay biir wax ay nit dégg ci loo xam ni peut-être daf leen di déranger parce que man képp kuy promouvoir médiocrité su man sañ naa wax ni képp kuy promouvoir médiocrité war ñu la jàppale parce que je suis sénégalais dama am ay doom samay doom dañuy seetaan télé bi dañuy fan ay nit samay doom man mën nañ ma fan keneen est-ce que comprendre la man j'ai pas d'ennemi Sénégal ñëpp sumay xarit lañ Wally suma doom la suma jarbaat la sama doom day def anniversaire am jël def parrain Wally day def concert Rufisque def ko invité d'honneur kaay ci suuf waay ci suuf waay ci suuf waay bëgg naa képp ku nekk ci stade bi nga tàccul ma Wally Seck tàccul leen ma ko tàccul leen ma ko boo gisee li tax ma ñëw ma pour way dama ñëw en tant que petit frère yow képp kuy jeune nekk Sénégal di musique dara wala xoolee comme grand frère da nga baax da nga yaatu da nga mën a way macha allah. Wally naa la wax tey benn affaire sama kaw seen man la njëkk a yéeg di way bi muy nëbbu papaam ni day way
man maa doon tëgg les Nuits Tropiques du plateau en ville Ameth Thiou indi ko sama soirée mu tuuti saw ruuj ñëw mënu ma doomu coon bi day way ma ne kan la ma ne ko mooy booy bu xees bu njool bi mu ne waaw ma ne ko na ñëw way booy bi ñëw yéeg bëf kër gi way kër gi soirée bi jeex li ma wax ni dina ko seetaan ma woo ko ba mu ñëw ma ne ko suma rak affaire football yi ngay def nii ah c'est bien moo sañoon da ngay bàyyi sa football yi nga ñëw nga way yow doomi ndaanaan nga l'histoire m'a donné raison 3 ans après mu génne premier single am ba tey ji yàlla may na ko succès tabarkàlla mu ngi yëngal àddina amu leen benn donc j'ai beaucoup de respect pour papam am ko pour moom am ko pour ses fans am ko pour sa famille donc man amul lu may voilà donc je suis content ci carrière am mais nag li tax nit ñi benn moment duñ ma comprendre mooy man dama dul ànd ci loo xam ni kuy promouvoir comme ñuy promouvoir loo xam ni voilà du lu nit ñi di rafetloog yooyu ñu laaj ma ci ma li ma xalaat laa ci wax man mais lan la politique di indi Diazaka waaw xam nga tey ji dafa am loo xam ne sénégalais yi dañ koy fàtte moo bëgg a profiter ci occasion bi pour wax ko sénégalais xam nga ki njëkk a xeex indépendance du Sénégal njëkk a nekk président bu Sénégal way hymne national bi nga xam ne bu Sénégal di football wala 4 avril moom la ñëpp di way mooy le président Senghor c'était un artiste Senghor da doon wax ni mun na may lépp ci àddina ba mu des ay droits d'auteur am tey jii booy wax pincez tous vos corps moo ko way bind ay livres c'était un artiste pourquoi nit ñi nii tey ki njëkk a yor réew mi wan nit ñi yoon bi ba joxe amouru politique jox ko ñoom Abdoulaye Wade jox ko ñoom Abdou Diouf mu wàcc ci ñoom président Macky Sall ba ñëpp tey di politique mais c'est Senghor mooy université bu doon kii la école la moom mooy université bi est-ce que comprendre la c'était un artiste te loolu ndamu artiste yëpp la tey artiste bi nga xam ne tey jii moo gën a màgg ci Afrique jamono bi nu toll nii mooy Youssou Ndour mais ministre la et pourquoi je fais pas la politique man je suis né dans une grande ville et puis du ma dof sama dëkk dama war a xam nga tey boo deful politique ñii politique dogal loo xam ne du la neex te doo ci mën dara man nag dama bëgg a bokk fa ñuy décider di dogal mais xam nga au départ tu avais des fans tu n'avais pas de militants fans ak militant c'est deux choses différentes mais xam nga dama wax sànq ci biir wax sur le plan artistique fekkee artiste bi laay waxal yoroo ay militants ay fans nga am moom laa mais à la longue da ngay dem ba traduire leen jàllar bi leen def leen ñu doon ay militants te su boobaa ki nga xamee ni moom sa rapport ak moom musique la day voilà non du dem xam nga dama la bëgg expliquer Youssou Ndour man mooy référence bi tey ji nekk na ministre de la République tey ji c'est un ministre conseiller il fait ses concerts ay album bu génnee gars yi dañ koy jënd xam nga ki la bëgg politiquement ak ki la bëgg musicalement c'est deux choses différentes ñi ma bëgg musicalement nañu utiliser sama musique ñi nga xam ne politiquement li may prôné neex na la ñu ñëw politiquement ñu ànd mais kenn warul imposer sa morom dara mooy non yow da ngay musique waroo def politique il faut ñu génnee loolu ci xelu nit ñi parce que ki fi njëkk a nekk président xeex indépendance Sénégal ba ñu am ko il faut que sénégalais yi xam ne Senghor artiste la mais Mame Goor c'était un artiste Mame Goor Sorano bi la Youssou fekkee ci kaw scène bi lu mu la wax ça m'a fait beaucoup de plaisir dafa ñëw ci way wi lan la wax ci way wi xam nga Youssou Ndour keroog bi mu ñëwee boo xoolee grand bi muy wax sax tey ji bu mënoon jooy day jooy maa ngi koy xool bu mënoon jooy day jooy parce que dafa jàkkaarloog man ni ma sama rek yow yaay gor yow sama rek booy bu yow ku baax nga Mame Goor man ak yow bu ñu gisee tey dañ toog lu yàgg du ñu gisee ku dégg sax ni muy demee day yaakaar ne lu nekk séq nañ ko wala lu ma lay defal wala dara mais da nga baax di apprécier xam nga woy ma fa nag tagg ma il me donne de et sax ma ni man sama candidature ci mairie Tëngéej dama dem palais président recevoir ma génn mu recevoir Youssou Ndour ñu taxaw waxtaan sama candidature à la mairie de la ville de Rufisque Youssou Ndour moo ko déclaré kan la Youssou Ndour mos a déclaré candidature am ci concert am la taxaw ni leen kii am na fulla am na fayda Tëngéej yéen laay waxal ku am fit ku am fulla ku am fayda doon doomi dëkk bi candidat la ci mairie ville bi jàppale leen ko déggal curseur bi ñu déglu tuuti lii lan la lii lan la mooy suma album bu bees bi ndeysaan nu ma neex laay doxee
biram mbedd fat kumba isa ko mbaay sam ñu ci jaam ñu bari ñaa xam nga sànq dañu waxtaan man ak yow man la man maa ngi dëkk Jajj ak Sugeer gis nga lii ngay dégg ni télé laa taxaw di wax waykat yëpp ñu ngi may dégg lii ku dul ndaanaan doo ko way xalam ku dul ndaanaan doo ci way ku mënta way mënoo cee way maa la ko wax tey waaw xam naa loolu soo gisee ma def morceau bi il faut que mu am loo xam ne dañ koy confirmer dëgg lii ku dul ndaanaan doo ci way man maa ngi dëkk Jajj ak Sugeer ak Mbul ma way ci suma yaay muy yaay Joor way ci nag la première dame de la République Marème Faye Sall xam nga jigéen bu mën góor la jàmbaar la jigéen ju baax la moom da nga ko way moo tax ma way ko ci morceau bi ok pour dooleel ko wayu ma ko nag pour may wayaan ko de dama ko woy parce que jigéen bu mën góor la jàmbaar la ñoo ngi jàmbaar dem ba la defar daara fii jàmbaar la boo xam ne franco arabe la nit ñi di fa jàng muy dimbali sénégalais am na ay sénégalais yoo xam ne dañuy feebar mënuñu mu dimbali leen gis naa ay sénégalais yoo xam ne fii ci dëkki àll yi seen i kër amuloon ay wanag ay douche mu ñëw defar leen ay douche yu rafet te nit day yittewoo wanag dëgg la moom nga ci way sa yaay ak kan moom laa ci way ak suma yaay ak suma xarit bi Tahirou Sarr c'est quelqu'un boo xam ni tamit il fait beaucoup de choses pour le Sénégal. alors album bi est-ce que am na koo ci invité. waaw album bi nag am na invité boo xam ni mun naa ni surprise la pour le Sénégal. mooy album bi xam nga tey jii ñun dañu nekk ci dara. dem ba suñuy doom di ko def. dëgg la tey man su ma toogee gis doomu Prince muy animé. damay kontaan. dëgg la man j'ai un fils qui chante. muy Talla Diazaka. Sénégal yëpp di ko dégg. dëgg di ko bégee tamit di ko bégee. mooy ci biir émission bi yaa ngi may wax rek ni ma xaritu waali la ak yooyu. dëgg la donc il est là. mu ngi noonu sa ginnaaw. donc Talla mën nga ñëw nuyoon teg sa papa. voilà kaay ni ma wax la. waaw xam nga kii. waaw man yàlla dogal na. et puis jantal boy la quoi te xale yi nag ñii lañ bëgg de ah. léegi nag dama la wax benn affaire. waaw il faut que Sénégal comprendre ni man bi ma defee suma premier album Diazaka. mu gën a toj àddina. plateau télé bi ma njëkk a def maa ngi ko def ak DJ Prince. dëgg la tey yàlla may ñu fan ak wér. ba ñu dem ba sunu doom ñëw te micro bi. di ànd ak ñun. dëgg la mu fekk la fi. yàlla may la sutura. nga continuer di animer. ni nga ma dénk woon Sénégal nag noonu laa lay dénkee. dëgg la mon fils nga dénk ko waa réew mi. mais c'est vrai Diazaka mi ngi nii. ah mais li ma laajoon coon laa koy laaj non yow laa koy laaj ci Wally est-ce que mën na way lan moo tax nga invité ko ci album bi. non parce que. man je sais laaj boobu dama ko laajoon coon directement mu tontu ma. waaw non parce que man je sais que. moom Jajj ak Sugeer la dëkk. fi mu dëkk. waaw ku mën a way rek fay dëkk. il chante très bien. cim la guerre ah. et puis il est beau. voilà et puis xam nga il est beau wax et puis il est beau. mais parce que papaam ñaawul papaam moo ñaaw. Sénégal donc Mame Gora Ngok doom jàngook Talla Diazaka la tudd et puis ñun ñu ngi koy topp ci plateau yi di ko topp également ci scène yi nga xamee ni scène yu mag la à Dakar parce que kuy génn da nga koy faral di scène soit muy bëf wala tamit di def ay performance yu am solo et puis ba pare dëggal nag boppam. donc nañ ko bàyyi xel te xam ni mu ngi ci yoon wi. et puis am na chance moment bi muy way papaam mu ngi fi moom it taxaw ci ginnaam ñun ñuy ay papaam ami doom également yu def le même métier que nous donc chers téléspectateurs fu ngeen mën a nekk dans le monde jàpp leen Talla Diazaka mi ngi ci yoon wi et puis ñu téye ko comme doom parce que xale moom bu yaroo loxoom set et puis baat bi neex xelam di naaj mu am feeling am style je pense que ni kees gi buñ ko daajee. waaw et puis war na am dara quoi et puis xam nga. waaw xam nga dañuy wax ni. waajur defalul doomam. lu gën jur ko ci farata ak sunna. dëgg la mais yar ko. waaw dafa yaru. boy bu yaru la. boy bu yaru la. boy bu yaru la. franchement. boy bu correct la. boy bu yaru la et puis ku bëgg di dox lu baax la
ci ay waaw diggante xam nga yenn da koy- saa yi sax waaw. ma tàngal yëngal benn affaire ñàngal fëgg la, taabal ji dëgg la. mu ñëw ni ma pa bàyyil mu sedd pa mu dafa sedd, lii xam nga waaw, waaw. oustaz la quoi moom Dëgg la, xam nga waaw. lu ma bëgg a expliquer oustaz buy voilà way la, waaw quoi. bokkuñu quoi Dëgg la. moom xam nga day waaraate ak yooyu xam nga nag yow xam nga yow saw saay gaynde la voilà mais jantal boy la maa ngi koy dégg Waaw. waa Sénégal et puis xam nga seen doom la et puis voilà mu ngoog Mi ngi ci yoon noonu, bi mi ngi bu noonu, góorgóorloo daal yaakaar naa ne mun na am dara alors album bi lan mooy plan de com plan de programme bi ci topp. waaw plan de com bi mooy incha allah war naa organiser benn conférence de presse boo xam ne moom mooy ànd ak lancement album bi dëgg la. muy ce 7 le 7 bi incha allah laa koy def au Café de Rome ma bëgg nag ñëpp ñëw parce que science d'écoute lay nekk may profité nag di invité waa RTS xam nga RTS nag man mooy suma télé mooy télé bu mag bi moo jur télé yëpp dama bëgg ñi nga xam ni ñooy les autorités de la RTS gis nañ ci conférence de presse yombul mais je vous invite ce lundi dama bëgg RTS ñëw dëgg la. parce que c'est important science d'écoute lay nekk ñu présenter album bi sénégalais yi en même temps mu génn mu génn. ma woy ci nag ay morceaux yoo xam ne morceau bu nekk am na lu muy wax kii suma yaay laa ko woy mais am na morceau bi ma woy Makaarimal Axlaa nangu digal moom laa woy Serigne Abdou Karim Mbacke borom boobu Makaarimal mooy Axlaa génn ci 18. ci 18 safar bi ci génn 18 na fu safar. mu toll nii gars yi am nañ ko xam naa Ok. balaa gars yi dem sax dinaa leen jox single bi ok leneen li ci topp mooy dama woy Sénégal tey Sénégalu tey mooy Sénégal tey nit ki da lay xool di la ree fekk soo ko wanee ginnaaw mu mu xas la yàq la mu saaga la du jeex. ma woy ci nag xam nga suma xarit Matar Ba dëgg la. xam nga mu nekk morceau boo xam Matar ne Ba xaritu ñëpp Voilà. man suma xarit la. voilà suma Matar suma Ba waay la. c'est quelqu'un boo xam ni Sénégal dañ ko gis nii rek mu nekk un ministre de la République yore sport dëgg la. mais nit ku baax la donc nag mooy morceau boobu mooy Sénégal tey xam nga muy Makaarimal beneen morceau bi nag bi nga xam ni surprise bu garaaw la morceau mbëggeel la mais mbëggeel bi d'une autre façon mooy dama way nii nit ki daf ko noba mu di ko dawloo su xamoon ni ma ko bëggee du di ko dawloo dëgg la. mu nekk benn texte boo xam ni xam nga mbëggeel fii ñu bëri suñ ko déggee rek mooy Nobel xanaa xamuloo fu yërmande am rek mbëggeel dafay am oui est-ce que comprendre la dëgg la. donc nag loolu laa woy ok mooy tey jii dama laal ci li nga xam ne affaire foi mooy Makaarimal Axlaa loolu laay dund Baay Faal laa ok beneen bi ci topp mooy wàllu mbëggeel muy cofeel ci doomu aadama beneen bi ci topp mooy àddina Sénégal tey li nit ñi di dund damay ñëw léegi prince nu nga demee karab-karab ma war ma ginnaaw ma waay dóor ma waay. marto waaw. saaga la xas la wax waay. la lu ñaaw waay. est-ce que xam nga Sénégal la noonu. mais beneen bi ci des mooy képp koo gis muy dox am nga yaay dëgg la. te nag suñu yaay yi ñun mënuñu leen fay kenn mënu leen donc nag fay. loolu moo tax Ndiabou ma Gora. woy morceau bi ba pare nag mu nekk surprise ci sénégalais yi mu nekk morceau boo xam ni ci xalam laa ko woy mu nekk traditionnel carrément ayca fi ñuy jeexalee parce que li ñu desee bareetul ambiance su màggal nga dugg Touba romb Mbàkke ñu nekk ci biir màggal gi nga gis Baye Fall yi nag yi cin yi boisson yi bernde yi ah image yi ngay gis ni pasal ma loolu un peu. waaw xam nga Serigne Touba dafa wax ni ilaa yaxaddalaaw ma lam yakku ni wala yakunu abadan li mun ki ni Serigne Touba ko wax ba pare dellu ni malaka ni dunya wa uxraaya samadu la Serigne Touba wax mu ne àddina ak li ci biiram yàlla teg na ko sama loxo man maa ko moom loolu la Serigne Touba wax xam nga mu ne yàlla may na ma loo xam ne ba àddina sosoo ba léegi mosu koo may nit te deetu ko may keneen mooy màggal kër goo dugg lekk gétt yi di daw fu la neex jaar di sekar oto yi oto yi aéroport yi tey jii dama lay wax ni la ci wàllu économie Touba li muy dugal période màggal bi avion yi day jar xam nga tourisme bi day dox mais boo tàllalee Ila Touba bi gis nga ko ni mu tàllee nii rek jëm biir Touba lu muy def ci yow loolu li muy def saa yu ma yéegee Ila Touba sama xel ci Macky Sall lay nekk sérieusement barke Cheikh Ahmadou Bamba laaj bi may laaj pour ñu tàggoo te nag Serigne Touba ci ay bindam bindoon na Ila Touba
waaw kon delluwaat bu ci. ci ay bindam. waaw delluwaatal ci mbind moom. moom laa wax ci waaw. ay bindam. waaw. ci biir xasida yi. Sëñ Tuubaa mooy li mu wax ni yàlla may na ma. ilaa yaxaadalaahu ma lam yakun nii wala yakun nii abada dafa ëmbaale loolu. Sëñ Tuubaa ko wax xam nga Sëñ Tuubaa bi mu fi nekkee borom baraag bi lañ daan wax Tuubaa amatul baraag borom baraag bi. borom baraag bi nga daan dégg. waaw. di fanaan ci baraag. waaw. tabax juma 100 millions tey ji juma ji nekk ay milliards. mooy Serigne Touba li mu doon wax. moom moo feeñ. léegi nag bu feeñee ci nit ñi mu dal. waaw. ñooñu bu ko Serigne Touba di bind. judduwuñu kon tey yow boo ñëwee nekk président de la république. am idée defar Ila Touba tali boo xam ne day jóge Dakar dem ba Touba en 1 heure de temps. mu tombeek Macky Sall. doy na waar. kon war nga mën a xam ni am na baatin bu yàlla sol ci moom. ñuy tàggatoo maag yow léegi bi may wax ak yow maa ngi for di déglu mais boo jamonoonte woon ak Samba Diabaré Samb bi fi jógee nii kon doon ngeen tukkil Sénégal ngeen bokkoon jamono. moom suma papa la woon suma xarit la xam nga boo xoolee suma sorti album bii. waaw. maa ngi ko programmé woon xam nga moom mu ngi gaañu jeudi xuma vendredi passé. dama programmé woon ci lundi bi def conférence de presse génne album bi mu gaañu. bi ma yëgee ni dafa làqu. ma arrêté procédure bi. dolliwaat ci 10 jours pour génne ko semaine bii di ñëw. mais yàlla dogal na ànd naag moom ay voyage yow ak moom. man ak moom bokk nañ ànd nañ ay voyage ay concert Bercy. ànd nañ fu nekk. bokk avion dendee. di bu koy waxtaan. jàppal ay bagage am ci aéroport yi. di ko jàppale. mu may jox ay conseil mais daf ma daan wax ni ma saa yu ma la déggee xanaa xamuloo Samba Diabaré moo ma njëkk a wax ni ma. woyal woyu traditionnel. mu ne ma woyal ak xalam. parce que li ngay wax sànq ba léegi may déglu sama xel day ñëw ci Samba Diabaré su ngeen jamono. daf ma yàgg a wax ni ma woyal ak xalam. dëgg la. mu ne ma yow da ngaa mën a woy woyal ak xalam. mais boobu xam nga musique moderne bi. xam nga comme moo xew gars yi bëgg ko. mais boo demee xam nga ñun léegi ñu ngi commencé nag di am expérience. dëgg la. ci ngay xam ni bagage yi nag. muy musique gu déglu. du tëng-tëng. dëgg la. ñu génne album mu am ay morceaux yu am rythme. mais nag nga def ay morceaux yoo xam ni ay ñoom Prince dañu mën a toog di ko enjoy. Ouais. est-ce que comprendre la te li ma paa bi doon wax tey jii yàlla dogal na ci semaine bi mu làqoo laa ko def peut-être daf ko warul woon fekke mais dañ koy ñaanal yàlla xare ko àjjana parce que bibliothèque la may profité di ko jaale ay mbokkam di ko jaale waa Sénégal yëpp dafa am ay figures yoo xam ni du ñu fay ci àddina. dañ nga gis mère xaar. mère xaar Mbaye non non gëj ma ko gis ñoo bokk koñ. may profité nag ci occasion bi moom tamit di ko nuyu suma yaay la suma xarit la. fu ma gis man sama bàjjen la. moom mook sama papa ñoo bokk yaay xamoon loolu. xamoon loolu sama bàjjen la. dëgg la. xaar Mbaye ma jaaga suma bàjjen la Soda Mama. yaayu Soda Mama ak sama yaay man ñoo bokk ndey ak baay. li moo tax nu la neex waye voilà. ndaa daan laa nag damaa mën a way. da nga mën a way. waykat bu mag bi ñëw na. bu la nga xam dara. dëgg la. du ma seen morom. yaa leen mën. du ma seen morom fii dama la bëgg a wax. waykat yu mag yi maam góor laa Youssou Ndour de. jeex na maam góor Youssou Ndour ñooy waykat yu mag yi. lan nga bëgg a wax sénégalais yi loo xam ni waxuloo ko te. waaw li ma bëgg a wax sénégalais yi mooy. damay remercier la RTS. xam nga RTS man damay voyager fu ne laay dem ci àddina bi. RTS rek moo nekk télé boo xam ne foo taxaw ci àddina bi. day leer nañ day mel ni sawet la ne. dëgg la. sérieusement mu nekk télé boo xam ni ci animation dafa correct. lépp ma correct mënuñu def xam nga télé privé ak télé dëgg la télé privé am naa ci ay xarit nag sama ay soppe lañ. mais RTS mooy ndeyu télé yi. donc damay remercier RTS bu baax a baax di remercier Racine Talla donc maa ngi koy féliciter di ko encourager. di nuyu nag képp koo xam ni RTS intéressé na la. yaa ngi ciy liggéey. di la remercier nag yow tamit Prince. je suis très content. voilà. Merci mesdames et messieurs donc bi moo doon deuxième numéro bi premier numéro bi c'était avec Thione këram ci studio am dañuy continuer di def ay balade yu relax di waxtaan ak askan wi di waxtaan ak artistes yi pour askan wi di gën a comprendre artistes bi donc noonu la woon c'était très relax et très soft mesdames et messieurs le rendez-vous dañ koy jël ci beneen artiste ak beneen studio.